asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant si seen teewaay fii si télévision nationale di leen dalal bu baax si seen émission Covid 19 mbas mi tey le 3 mai nag xam ngeen ne mooy journée internationale de la liberté de la presse maanaam bés bu ñuy jagle la nga xam ne mooy liberté journaliste presse bi en général tey nag dañ si am benn gan bu mag muy le ministre Abdou Latif Coulibaly tey nag dina ñëw indi nu ay leeral si li nga xam ne ana ban taxawaay la presse bi ak journaliste yi war a am si situation yu mel nii si période de crise bi nga xam ne mooy Covid 19 mbas mi leeralil yëpp dina ko indi bu si kaname mais laata loolu dañuy dellu fële sa ministère de la santé indi leen ay situation du jour maanaam point bi feebar bi Covid 19 bi naka la taxawee tey si sunu réew. tey ci bésu dibéer 3 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim. ci juróom-ñetti téeméer ak fukki test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñaari cas contact mooy cas yi nga xam ne dañu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro bi ñu am juróomi cas communautaire benn bi ci Yoff benn bi ci Diamniadio benn bi ci Thiès ñaar yi ci Touba ñeent ci malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey am nañu ñeenti cas yoo xam ne ñu ngi ci suñu service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal yeneen malade yi des ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ci Sénégal wàññi nañu junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari cas ñetti téeméer ak juróomi ñaar fukk ak ñaari wër nañ ci juróom-ñeent ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu yóbbu ko dëkkam mu des juróom-ñetti téeméer ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu dolli di sàmmonteeg digle yi ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm. ñu ngi lay gërëm yow tamit directeur de cabinet bi nga xam ne moo ñu indi tey leerali si feebar bi tey naka la taxawee si suñu réew alors monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax. kontaan bu baax si sa teewaay si émission bi ndax tey vraiment bés bu mag la muy le 3 mai journée internationale de la liberté de la presse déjà balaa ñu dugg ci waxtaan bi yow ban jàngat nga nu mën a defal tey ci li nga xam ne jëlee nañ ko fële si ministère de la santé. maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di ñu seetaan fu ñu nekk ci Sénégal di leen ziare ci weeru tedd wi. waaye di leen rassurer itam su ma diggante yow lu moon 2 mètre moo fi nekk waaye ku nekk nga yore masque am mënoon nañ ko takk waaye nag wax ak masque bi dafa yombul trop ngeen nangu ko itam ñu bañ ko sol gannaaw ba ñu waxee loolu mooy li nga xam ne sëñ bi directeur de cabinet ministre bi moom la def ministre bi itam di ko def ay tànk comme soxna si itam directrice di ko def lu am solo la maanaam moom la li nasaraan di waxee information médicale parce que li muy wax yépp dafay yëgal doomu Sénégal yi ne liggéey bi ni lañ ci taxawee ci lañ ci def ci la ñu gëstu fi la ñu yegg ci liggéey bi gannaaw ba ñu saytoo ñi nga xam ne ñii ñoom la doomu jàngoro bi dugg ci seen biir donc lii Sénégal yi dañ ko soxla képp koo xam ne yaa ngi tëdd sa lal liggéeyuloo boo xëyee la ngay njëkk a def bu 10 heures jotee mooy nga toog ci sa kanam télévision leeskan wi soxla nag nga leen koy jox ci anam yi nga xam ne mu nga war a joxee loolu sant yàlla la benn mbir nag dañ ko ci xool mooy li ñuy jaaxal toujours di ñaan yàlla teggi ko mooy cas communautaire yi dinay dégg saa yoo fa nekkee yaa soxna si François di ngeen ci wax lu bari ñoom wax nañ lii cas communautaire jaaxale bi yëpp tey foofu la nekk waaye nag xam naa buñ gënee dugg ci xuus ci nga xam ne moom la ñu war jumtuwaay yi ñu war a taxaw pour ñu def ci ñu koy wax bu set am nañ yaakaar ne xëy na dina am tàng yoo xam ne dinañ fa yegg soo yàlla yónte ko. Merci beaucoup monsieur le ministre ñu di fàttali ne que thème bi ren mooy mise en garde contre la désinformation sur la pandémie du Covid-19 maanaam artu si mbirum
information daal si pandémie Covid 19 nga baal ma nag wolof bi mais vraiment tey dana bëggoon nga defoon nu jàngat si engagement tey médias yi si couverture médiatique bi ñuy def instant yi si période pandémie Covid 19 bi. ñetti fan ci gannaaw ba ñeenti fan ci gannaaw dama doon seetaan benn télévision du ma ko tudd ma gis benn waaye boo xam ne dañ ne dafa xarañ lool ci affaire communication muy wax loo xam ne dafa yéeme lool parce que dama dégg mu ne ko communication bi nga xam ne moom la gouvernement bi def ak autorité yi nga xam ne ñoo yore mbir mi daal nekkul communication boo xam ne ci gis-gisam aw na trop yoon am na fu mu sooxee ma koy biral ne lépp lu doomu aadama sumb ci àddina illaa nit moo koy def rek il faut mu am sooxe yu ca nekk waaye nag ñëw di wax yi ni mel ci sa yaakaar rek te sukkandikoo ko ci loo xam ne ab jàngat ñu seetlu lañ ko jàngat mooy étude kookoy day def problème ci taxawaay bu émission bi pare moo woo soo benn waay bu baax bu xarañ ci affaire statistique naa ko dudd Moubarak may biral ne cabinet bi mu yore dinay def ci lu mel ni modélisation statistique mooy maanaam di xayma li nga xam ne fa lay mën a yegg suba gannaaw suba ak li xew bés bu yàlla sàkk dana ci génne loo xam ne lu yéeme la ci li mu joxe ci xam-xam ak gis-gis ci mbir mi ma xam itam xarañ bi mu xarañ ci affaire statistique ma ne ko sëñ Moubarak ma ne ko xam nga lu jot tey war nañ conduire benn étude bu ñuy won communication bi nga xam ne tëral nañ ko depuis le 2 mars bi ñu yegg si ñu yegg ban impact la am ak ban njëriñ la ndax mu ngi dugg ci nit ñi ndax dugg ci seen biir mu ne ma Abdou Latif loolu sawar naa ci ñu engagé ko tey jii su suba laa jot résultat yi nga xam ne résultat partiel la laay suñ bëgg-bëgg mooy dugg fu nekk ci réew mi waaye fi ñu yemagum mooy Ndakaaru ak région de Diourbel ñaari région yooyu gëstu li nga xam ne moo fa xew li ko waral it jóguñ rek tànn leen parce que ñooy gox yi nga xam ne tey ñoo ëpp ay cas waaye li may yëgal réew mi mooy téeméeri nit yoo jël boo leen laajee yow ndax mbirum feebar bi xam nga ci dara tey mun la xam naa ko bu baax a baax a baax boo ko leen lemal ma symptôme mooy maanaam li mandargaal feebar bi mën nañ ci lim lu mot ñeenti mandarga mooy yaram wu tàng mooy saxat su tar te dëgër mooy leneen ak leneen boo leen laajee kan moo la ko yëgal loolu ak ku la ko jàngal juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ba ci juróom-ñaar dinañ ne télévision moo ñu ko yëgal soo demee boru Mbàkke ci yenn gox yi gars yi ne ni rajo juróom-ñett fukk yeeg nangam nañ la ko waxal koo ci laaj def naan journaliste yaa ngi def liggéey bu takku man feebar bi tey daanaka amul lu ma ci réer xam naa gravité te xam naa li ñu war a def tey war nañ raxasu war nañ sax suñu biir kër raxasu di moytu feebar bi ci anam yi ak anam yi boo demee xam naa sëñ bi dina génne moom def document bi yëpp mu leer maanaam am na yu ma ci comp rek bi dinaa ci benn article boo xam ne bu soobee yàlla yonte ba suba dina génn soleil su ko defee li ma mun a tënk ci loolu mooy communication bi dox na waaye nag loo gis mu dox fas nu mu mën a daw mën nañ ko làbbali li nga xam ne constant empirique la mooy looy xool ci sa bët nemmeeku ko mooy li ñuy wax communication de proximité bi mu ngi dox presse écrite bi sax ñu ngi koy cité xam nga lu dal suma xel téeméer yoo jël laaj leen ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ne man nag internet mosuma ci informé wu xam nga loolu lu dal xel la ñoom ñëpp dañ naan ci média classique yi lañ xamee li ñu xam ak ñi ñëw di leen fekk seen biir kër yi di wax ak ñoom di leen expliquer mooy corps médical bi mooy bajanu gox yi mooy ASC yi loolee dafay dal xel parce que internet lu nekk nga ciy gis réseaux sociaux yi rawati ko dañ la wax yoo xam ne doo xam kon ñoom ñu ngi moytu loolu di déglu ñi nga xam ne ñoo xam man te defuñ ko rek parce que dañ làqatu seen biir bureau rek bind ko sànni mbala seen kër loolee moom lu dal xel la pour man 85 ak lu topp boo leen laaj ne internet ñu ne non déedéet du internet loolu lu dal xel la waaw kon nag lan moo tey rôle journaliste tey si pandé boobu mel ni dox nañ ko ba mu mët sëkk parce que boo gisee li ñu def ak ni ñuy wax mooy journaliste yaa ngi def seen mbir
ñu ngi koy def na mu waree parce que nag xam nga loolu neex a xam la parce que journaliste bi dafa am njaboot dafa bàyyi këram yaa nga bàyyi sa borom kër maa ngi koy nuyu d'ailleurs kon suma taalibe wax dëgg yàlla maa ngi koy nuyu bu baax a baax suma rakk la et koo ci gis rek société bi nga bokk dafa am loo xam ne bu ne këtt ne jonn amatul xalaat man fii laa ne man fale laa ne yu bari boo ko seetloo journaliste dañ ciy moytu te dañ ciy def ndànk bu ñu xamul ooy ku xam mu ñëw wax am na loolu nag dinay indi ay élément c'est-à-dire di jaxase xel yi de xam nga loolu lan la médias yi dañu dox ba nga xam ne façon yu bari dafay génne ci médias yi am na lu ñuy wax news ak information classique loolee lu gën a neex a jàpp la parce que journaliste dañ koy teg ci ay règles waaye adduna dafa dox ci médias yi ba dañuy def li ñuy wax ne mooy plateau yi plateau yoo xam ne dafay boole yoo xam ne ca départ ànduñu woon mooy information news talk show télé-réalité ak leneen am na ci plateau yi nag li ci daw du ca information mooy gën a daw waaye gis-gis nit ki mooy daw ak bëgg-bëggam loolee buy daw dina yegg foo xam ne dafay jaxasoog li ne ba nga yaakaar ne bëgg-bëgg waa ji mooy li war a ne mbaa mooy li ne loolu moom réew yoo dem du Sénégal rek dañ ci am jàmbat yu ni mel waaye loolu itam taxul liggéey bi nga xam ne médias yi def nañ ko nekk liggéey bu sooxe waaye loolu dañ ko war a moytu parce que talk show yooyu bu ñu yegsee mooy genre émission yooyu am na ci yu am solo nañ ko nangu waaye nga gis ñoo xam ne ñoom nit ñi am nañ yaakaar si xam-xam ci ñoom ñu jóg loo xam ne lii ci seen gis-gisu bopp la rek génnee ko mu jëm ci feebar bi waxuma seen gis-gis ak seen xalaatu bopp loo xam ne ci politique la waaye mu jëm ci feebar bi mën naa indi ay gàllankoor yoo xam ne nañ ko moytu loolu rek tax may wax ci yoon. waaw yow si li nga wax ni tey bu nu jàppee communication bi ñu doxee tey ban catégorie personne ban façon ni tey ñoo war a intervenir si communication bi. ñi xam parce que xam nga ci suñu métier dañuy wax ñu ne journaliste forcé wuñ ko moom ci boppam mu xam waaye lañ koy xarabee ak lañ koy sànnee bant bala xeer mooy mu ñàkk a xam ku xam bala mu yegg ci ku xam te xam mu ngi koy laajee ba mu wax waaye ñàkk a xam man mii Abdou Latif journaliste xaw ma Covid 29 xaw ma nu muy 19 xaw ma nu muy doxee ak nu muy duggee loolu duñ ma ko xarabee waaye bu ma gisee professeur Seydi nag loolee moom war naa mën a xam lu ma koy laaj mooy balaa may dem di laaj professeur Seydi damay seel ku ni mel ni professeur Seydi mu waxal ma ba ma jàkkaarloo moom bala ma gëstu ci ay kayit donc tey ki war a wax mooy ki xam ki am dayo ki tey ki am xam-xamam yi nag dañu bari si malade yu mel nii feebar yu mel nii dañuy wax ne suñ koy saytu dañ koy jaarale ci tubaab di wax procédure systémique mooy maanaam dañuy jël le système la waaye du kenn parce que professeur Seydi macha allah xam-xam bi màcc na lool ci paj mi waaye boo buggee xam communication de proximité bi war ak naka la ñuy waxee xëy na da nga dugal keneen boo buggee xam itam ci lan la composition sociale bi di gàllankooree li nga xam ne mooy communication bi da nga indi professeur sociologie da nga indi professeur psychosocial ak yu demee noonu ñu ñëw ñoom it indi seen wax ci suñu tënkee lépp nag ku ci nekk ci sa pàcc ak sa wàll nga mën a taxaw wax ci. mais yow tey ban genre communication tey la ñu war a privilégier tey si situation comme crise yu mel nii. mooy bi ñuy def booba léegi xam nga lu ñu mel duñu privilégier benn communication dañuy def li ñuy wax la mix communication mooy canaux yi yëpp la ñuy taxawal télévision rajo internet communication de proximité échange et cetera mais comme léegi dañ aaye ndaje mais nag yeneen a ngi fi yoo xam ne boo demul ndaje ma it mën nañ jokkoo ak ñoom lu ci mel ni man ci àll bi laa dëkk dañuy wax rajo proximité yi man gis naa ay rajo proximité fale suñu département bi man mii dem naa ci Foundiougne suñ dëkk Sokone am na feneen am na Toubacouta foofu rek laa lim parce que foofu laa xam gis nga rajo communautaire yooyu nga xam ne ku nekk daanaka da nga koy ngegenaayoo li ñuy def ci biir réew mi ak ci biir gox bi lu jar a jàpp la
léegi nag ñun ñu nekk Ndakaaru nga xam ne ñun télévision yaa ngi fi câble yaa ngi fi fu ñu neex ñu zappé dem nañ ba dañuy fàtte rajo yi waaye loolu moo tax man la canaux yi dañ lay utiliser en fonction des cibles boo bëgg a waxee ñi nga xam ne ñu ngi ci tool yi da ngay jël rajo bi parce que ñooñu am na benn mandarga bu ci UNESCO doon wane dañoo gis waa ji mu ngi takk mbaam mi di béy ak xuu bi jël rajo bi lonk ko ci baati mbaam mi muy dox xam nga kooku du tàggoo rajo moo tax ki war a wax ak fi ñu war a waxee ak kañ lañ war a wax bu ci nekk loolu nag spécialiste ñooy toog wax waaye man su ma xel dafa dal ci lu bari ci loolu message yi nga xam ne ministère ba nga koy yóbbu ci biir réew mi bettul ma étude bi nga xam ne moom la sëñ Moubarak def wane ci ay leeral yu wóor péng waaye nag dafa am loo xam ne ci communication dañ koy wax da nga communiquer mu baax ñu gis nit ñi jëfewuñ ko nga dégg ñu ne baaxul déet parce que nit ki ñàkk a jëfee du caa gën déggul gisul waaye mën naa ñàkk a jëfee parce que benn ci biiram am na loo xam ne ngëm-ngëm moo fa nekk yaakaar na ne feebar surtout ñun ñi nga xam ne dëkk boo xam ne 100% nit ñi ñëpp dañ gëm dangay ne feebar bu ci yàlla tuddee sa bakkan doo ko jaas xam nga loolu du wax waaye yàlla moo ne fàggandeku leen naa dégg naa ci nettali ci borom xam-xam yi waaye ñoo dafa takk fas wi gëlëm gi takkul ko di dem yonent bi ne ko takkal sa fas mu ne ko dénk naa ko yàlla mu ne ko yeew ko ba pare soo koy dénk yàlla mooy defee liñ la wax ba pare nga soog a jébbal mbir mi yàlla waaye boo toogee ne yàlla nga fi dara du ma jot ma ragal mu seetaan de te bu seetaanee musiba am. wallaay dañuy dellu rek balaa ñu yeggali waxtaan bi rek dem fële indil ay xibaar xam ne préfet moo nu ko indi préfet moo nu ko jox mooy te daxa ba moo nu ko dem jëlali muy lutte contre la propagation du virus Covid-19 préfet de Dakar nag moom dafa après concertation avec commerçants yeeg yooyu dañu nar a réorganiser commerce yi biir Dakar léegi nag nee na lundi mercredi ak vendredi am na yenn commerce yu ubbi jeudi ak samedi am na yeneen jeudi ak mercredi am na façon commerce yu ubbi samedi ak dimanche nag nee na yenn commerce yi sax duñu ubbi faf leeral li yëpp nag nu déglu si Alioune Badara Samb mu jox nu ko léegi. xool nañ ci li ñu ministère de la santé jox ak suñu suivi que bu doon téeméer juróom fukki Ndakaaru la nekk ci wàllu contamination am na explication nag explication li simple mooy Ndakaaru mooy xolu Sénégal li ëpp ci askan wi fi la nekk mais activités yi maanaam dox beeg dip bi Ndakaaru lu ëppee mais am solo rek mooy waxtaan nañ jël nañ ay décisions yu am solo li nga xam ne moo jëm ci marché yi maanaam fi ñu jàpp ni marché la marché nag buñ ko waxee suñuy marché yi Ndakaaru dafa xaw a yaatu bokk na ci lii nga xam ni doonuñu ay marché formel mais ay pàkk lañ yoo xam pratiquement marché la lu mel ne pàkku Lambaay fii nekk lan gi dañuy considérer que marché la wala boo demee Russie foofu dañuy jàpp ni marché la lépp loo xam ne xeetu ñam bu ñuy lekk la dañu jàpp ni ñooñu kot kese ñooy liggéey altine àllarba ak ajjuma li nga xam yeneen activités yi ci biir marché bi talaata ak alxames lañ leen may ñu liggéey bis bu nekk nag bu ñii di liggéey ñële duñ liggéey njariñ li mooy lan dana tax nit ñi ñëw di liggéey si jaay si wàññeeku mais nit ñi ñëw di jënd si également wàññeeku parce que mbas mi xool nañ ni taqaloo bi ak réseau bi moo koy gën a yokk samedi ak dimanche ñu jagleel ko nettoyer maanaam raxas ak fomp ak désinfecter ci marché yi may préciser également que cantine wala boutique yi nga xam dañu ñëw sës ci avenue yi taqaloog marché yi yooyu jàpp nañ ci biir marché yi ko ñi ci dindi daal mooy lu mel ni pharmacie yi wala boulanger yi ci weeru koor bu nekk ci biir marché wala boo génnee marché yi dañ tuddee bitigu quartier yi bitigu koñ yi mesure yi nga xam jël nañ ko ci distanciation sociale muy takk masque muy bañ a taqaloo di xaw a dandante tuuti loolu moom dañ ko imposer fépp moo tax li xale yi tuddee maquette mooy fi nit ñi daan jaxasoo di fa jaay à la sowet nga xam ni yooyu yëpp arrêté woon nañ ko dañu continuer également di ko arrêté bu ñu jàpp ni ñooñu am nañ autorisation bi leen jox waxtaan wi yeewul foofu waxtaan nañ li ñu tuddee grande surface mooy magasin yu mag yi donte li foo am na liggéey bu ñu fa dooroon ñoom jël nañu également ay dituwaay daan ni nañ teg système boo xam ne dañuy compter di wàññi nit ñi nekk ci biir di ko natt boobu nag xayma nañ ko service du commerce dikk na ci ak ñoom pour que mu bañ a fees ñu jox leen ab lim boo xam ne en fonction ni magasin bi toll norme yi xam nañ ko
mu am lim boo xam ñoo fay dajaloo ci biir. ñu yokk ci ni ñoom ñëpp altine également dañuy tëj pour mën a def seen journée de nettoiement donte dañ ko yàggoon di def altine bii nag bu suba bi comme ñoom ñi xam nga samedi ak dimanche am nañu jot mais suba amuñu fi jot mën a waajal boobu dañ ko dàq ba altine talaata bi àllarba dimanche astafurlah ñu mën a def seen journée boobu. rax ci dolli également ci grande surface yi wala fu mu ci mën a doon nañu jàpp ni mesure distanciation yi ñu arrêté muy port de masque muy sorante bi muy nettoyer bi muy yëpp yoo xam ne dafa laaj cet gi nga xam moo indispensable loolu c'est obligatoire dañ koy continuer. ok muy préfet de Dakar Alioune Badara Samb mu ñëwaat si disposition yoo xam ne jël nañ ko yore ay kaddu yoo xam ne kii mel ni daxa ba mënu ko indil waaw monsieur le ministre noo gisee matuwaay yoo xam ne ñu ngi koy jël tey pour aar askan wi si Covid 19 bi. li ma bëggoon a dooree ci loolu mooy féliciter vraiment l'administration territoriale defe naa gannaaw corps de la santé le corps médical gannaaw ñoom bu ñu weesoo yaakaar naa ne ñii li décret bi di wax ne les autorités administratives sont chargées de l'exécution des mesures d'urgence actuelles mooy ñoom ñoo war a taxawal li nga xam ne gouvernement bi junj na ko ci kayit ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla foo ci dem rek ci département yi ñu ngi ci parce que démb dama dégg suñu préfet maa ngi koy nuyu département Foundiougne mu ne dakkal na sax diggante dox dëkk ak dëkk maanaam Sokone ak Passy. waaw mënatumaay jógee Passy dem Sokone xam nga loolu li mu wundu rek mooy lenn fexe ba nit ñi jaxasoo bi wàññeeku baax a baax a baax a baax te bu wàññeekoo rek loolu mooy am na cas yu bari nax saxal nañ leen du am parce que cas yi yëpp comme ni ngeen koy waxee Covid 19 du dox di daagu ba dugg fii nit a ko fi indi kon ak lépp lu ñu def teg ko ci charte yi te nit ñi bañ a jaxasoo lool sant yàlla wàññi bési jaxasoo yi bokk na ci li nga xam ne lay wax intelligence pratique mooy préfet yi dugal nañ loo xam ne lii lu ñu aar la luy fànq tey jaxasoo bi ak ni nga xam ne noonu la virus bi mën a circuler ci suñu biir donc defe naa ne féliciter leen rek moo fi nekk tey. jërëjëf kon nag temps bi moo ñu xoj xanaa looy dénk tey askan wi mais surtout lépp luy média tey. pour man média yi wax dëgg yàlla ñu ngi def travail bu am solo média nag dafa bari ay structure ci biir média yi di nga fekk li ni mel ni information kooku moo gën a neex a saytu parce que ña fa nekk xam nañ technique yi xam nañ seen déontologie xam nañ éthique bi waaye boo paree ci loolu programme yi xam ngeen li may wax yooyu moom war nañ leen di leen gën a seet di xam naka lañ leen gën a saytoo itam du caageen waruñ nekk parce que loolu moo jox télévision xorom nañ waxante dëgg ak rajo sax programme ko jox xorom ci yooyu daal la peut-être gis yu ñuy dégg su ak tey war nañ gannaaw ba ñu focaliser communication bi ci geste barrière yi am na benn geste barrière boo xam ne génn na am na adhésion populaire mooy sol masque yi il faut xëy na yokk ci loolu communication bi ci loolu waaw parce que gis naa ci benn document bu ñu ci def ci dëkk bu mel ni Hong Kong 8 millions d'habitants 8 millions d'habitants 8 millions yëpp dañuy sol masque 8 millions 600 cas de Covid 4 morts loolu am na signification particulière gis naa ci Allemagne benn dëkk boo xam ne ñëpp ay sol masque 129 cas lañ am ba ñuy sol masque bi ñoom yëpp amatul kon masque bi lu am solo la xëy na ñoom sax dinañ ko def xam naa ministère war nañ ci gën a insister ci li ñu wax communication proximité bi ak communication bi nga xam ne tey ñu ngi koy def sax mais am ay spot gën a dëgër sol masque bi parce que xam naa ne bokk na ci anam yi nga xam ne mën nañu avancer bu loolu weesoo féliciter seen équipe bi def liggéey bi maa ngi doon wax léegi suma benn xarit moom yow de am nga chance di nga gis ñooñu pour féliciter ma ne ils font un travail remarquable gannaaw loolu itam fàttali ne tey la feeti journaliste yi parce que tey la journée internationale de la liberté de presse ñu ngi sant yàlla fii ci Sénégal parce que am na dëkk yu bari gouvernement yi dañu mbubboo lii tey jàpp ay journaliste di leen ay ñuy def seen liggéey ñun nag comme loolee amu fi wax yàlla ñu koy sant yàlla parce que liberté de presse foofu lay jeexalee dafa am lu am solo ci société la société buy avancé
da nga koy nattee ci mbir yii naka la médias yi taxawee lan mooy seen liggéey bokk na ci nattukaay yi moo tax 1948 bi ñu waxee déclaration universelle des droits de l'homme article 19 dafa ne bépp doomu aadama boo xam ne mu ngi dox ci suuf am na droit gis-gisam ak bëgg-bëggam mu wax ko amaa daf koy bind amaa daf koy wax daf koy biral ci image am na ci droit te benn gouvernement amul droit gàllankoor ko illa moom ki koy def mu ngi ko teg ci li nga xam ne charte ya moom lañ digle te mooy li war a am gannaaw ba loolu amee ca Windhoek 1991 am ay journalistes amoon na journaliste Sénégal yoo xam ne nekkoon nañ fa maa ngi koy fàttaliku ku mel ni Babacar Touré Abdoulaye Ndiaga Sylla Mame Less Camara ak ñeneen ñu nga foon ba ñu jógee ca waxtaan woowu Windhoek 1991 93 Nations Unies ci impulsion conférence bi amoon Windhoek ñu ne kon nañ def journée bi jagleel ko journalistes yi pour rek gën leen a aar parce que nekk journaliste yombul ci yenn dëkk yi de kon boog comme ñun charte boobu ñu ngi koy respecté ci sant yàlla yaa ngeen jëf. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vraiment, c'était un plaisir, vraiment un honneur de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Covid-19 mbas mi may fàttali nag tey sunu ganu bés bi di ministre Abdou Latif Coulibaly dafa ñëw tey vraiment si journée internationale de la liberté de la presse wax tey taxawaayu média ak journaliste si situation yu mel ni comme pandémie Covid-19. léegi dañu dem fële si chapiteau bi fekk sunu naataango Oumou Kalsoum Sall pour Allo Diaspora Oumou Kalsoum na nga def. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi di am mbégte bu baax dellu siwaat ci suñu rubrique Allo Diaspora. alors Oumou Kalsoum tey foo nu demal ak lu nu fa indil. waaw tey nag suñu rubrique Allo Diaspora dañuy dem ci réewu Éthiopie xam ngeen ni bi feebar bi tàmbalee ak léegi demaguñ woon foofu te réew la boo xam ne it mbas mi dugg na fa. ñu fas yéene waxtaan ak ambassadeur Sénégal bi fa nekk di son excellence Baye Mokhtar Diop moom la ñuy dalal tey jilee ci suñu rubrique Allo Diaspora excellence maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si bu baax a baax. voilà di am mbégte bu baax di la dalal ci suñu rubrique Allo Diaspora excellence réew moomu nga nekk di Éthiopie mu mel ni feebar bi dugg na fa. waaw feebar bi dugg na fi Éthiopie. ñi ngi gis seen cas bu njëkk le 13 mars 2020 bi loolu weesoo le 8 avril ñu déclaré état d'urgence donc feebar bi mi ngi fi dugg le 13 mars depuis boobu ba léegi nag nombre de cas yi ñu fi dénombré mat na 135 ci bisu tey bi am nañu 135 cas yu nu xamle ñëpp yëg ko ci 135 cas yooyu 75 yi wér nañu donc 55 moo ci des nekk encore sous traitement fii ci Éthiopie. bi ñu déclaré état d'urgence ba léegi le 8 avril daanaka mesure yu ñu jël pour bañ a lawal feebar bi dafa méngoog mesure yu ñu jël foofu ci Sénégal donc fépp foo xam ne fii ay doomu aadama dana fa daan dajalu ko tere nañ ko. transport interurbain yi tere nañ ko. d'accord alors excellence foofu ci réewu Éthiopie bu ñu doon xayma tey déjà doomu Sénégal yi fa nekk ci ñaata la ñuy toll. yi nag bokk na ci dëkk yoo xam ni bariwul sunu ay mbokk sénégalais. boo jëlee ñi fi nekk di liggéey nga boole leen ak ñi nekk ci ambassade bi. lu mat fanweeri famille lañu fanweeru njaboot waaw ñi fi nekk di liggéey ñi ci ëpp ñi ngi liggéey Union africaine wala ñuy liggéey Nations Unies donc ñoom ñëpp daal daanaka ay fonctionnaires internationaux ñoo fi nekk déet yàlla defal nañu sutura ba feebar bi commencé ba léegi amul benn doomu seen alors excellence may fàttali ci sa juridiction tamit bokk na ci
réew Djibouti yaa koy couvrir foofu it lan lañu mën a jàpp ci sénégalais yi nga xam ne ni ñoo ngi foofu. ci réew Djibouti ñoom ci bisu tey bi déclaré nañu 1112 cas 1112 cas ci xayma boobu 424 ñoo ci nekk sous traitement foofu daal comme Sénégal comme Éthiopie ñoom itam am na état d'urgence sunu mbokk yi nekk foofu mat nañu 132 compatriotes lañu foofu waaw ñoom itam ñoo ngi jokkalante ak ñoom ndax naam Addis Abeba moo koy couvrir wante am nañ fa benn consul honoraire foofu it ñoo ngi ci jàmm bu baax a baax kenn loruwu ci kenn feebaru ci xanaa seen liggéey bu xaw a tagga tembe tuuti rek quoi. ñu dem ci li nga xam ne ni moo di décision bi nga xam ne ni président Macky Sall jël na ko fii ci réew mi xam nga ni feebar bi dugg na fii ci Sénégal ci mesure yi nga xam ne ni nag jël nañ ko diaspora bi dañ ci am cër bu am solo ndax dafa am benn assistance boo xam ne ni daf ko jagleel diaspora bi muy doomu Sénégal yi fépp fu ñu mënti nekk te rek ñu loru ci feebar bi nguur gi mën leen andil rek ndimbal bi ci war ñu bëggoon xam rek foofu ci Éthiopie ndax yéen tamit jot ngeen première tranche bi. dëgg la jot nañu première tranche bi ñaari ay bis yi ñu génn jot nañ ko di ko rafetlu di sant ak di gërëm président de la République son excellence Macky Sall. Sénégalais yi yëg nañ tam ni ndimbal boobu ñëw na wante comme li ma lay expliqué léegi ci gannaaw fii ñi fi nekk ci sunuy mbokk barewuñu te amaana ñu bari seen liggéey fii ci Addis Abeba loruwul boobu loru dañu jël ndimbalu président bi jagleel ko sunu mbokk yi nekk Djibouti ndax ñoom ñoo ko gën a yooyoo ñoo ko gën a soxla boo leen gisee ñoom 632 yooyu ñu fa am 33% ay artisans lañu 25% ay enseignants lañu donc ay tailleurs lañu ay bijoutiers ay commerçants ambulants ay mécaniciens ay maçons te comme état d'urgence dañ ko déclaré foofu seen liggéey day daal di taxaw léegi ñoom biñ leen yëgalee ndimbal bi ci bisu tey bi jot nañu 51 demandes maanaam juróom fukk ak benn demande waaw ci li ñu jot lii répartir nañ leen ko incha allahu rabbi comme beneen dëkk la xaalis bi virement rek la mën a doon suba bu soobee yàlla lañu fas yéene def virement yi ku nekk ci am nga mën ko jot. muy lu am solo excellence maa ngi lay jaajëfal bu baax defe naa lépp leer na information yi ci jëm ci ñaari réew yooyu. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax. voilà merci beaucoup donc Ramata mu nekkoon son excellence Baye Mokhtar Diop moom nag mooy ambassadeur Sénégal bi nekk foofu ci réewu Éthiopie. gis nga ñëwaat na ci situation bi foofu feebar bi dugg na fa. wax na it doomu Sénégal yi nga xam ne ni ñoo fa nekk amul kenn koo xam ne ni loru na ci feebar bi bu fekkee ni Éthiopie wax na ko doomu Sénégal yi takkuwuñ fa ndax buñ koy xayma ci juróom fukki njaboot la ñuy toll. te nee na ñu ci ëpp nag ay fonctionnaires internationaux lañu ci yenn institution lañ nekk ba tax na sax wax na ci ndimbal bi nga xam ne ni jëm na ci diaspora bi mu ne jot nañu tranche bu njëkk bi. waaye daanaka ñañ koy jagleel mooy waa Djibouti ndaxte moom nag ci juridiction am Djibouti dafa couvrir Djibouti nee na foofu sénégalais yi ñi ci ëpp ci informel bi lañ nekk loolu waral rek ndimbal bi mu yegsee foofu it jot nañ demande yu bëri
yu jógee ci doomu Sénégal yooyee te ñoo ngi ciy liggéey ngir rek mën leen jotal li nga xam ne ni yeyoo nañ ko kon nag lii lañ leen andi doon tey ci seen rubrique Allo Diaspora di leen jox rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf Oumou Kalsoum Sall di jërëjëf tamit ambassadeur bi nga xam ne moo nekkoon tey sa gan si Allo Diaspora c'est vrai que tey Éthiopie la ñu dem mais laata loolu dañuy dalal Adjaratou Fatou Sakho un plaisir de te retrouver comme tous les soirs sur ce plateau de Mbas Mi. Merci Ramata, bonsoir. Bonsoir à tout le Fatou. monde. Alors tey Éthiopie la ñu dem gis nga li nu fa Oumou Kalsoum indil ndax tamit dëkk bi noonu la fa demee feebar bi xaw na fa kii tuuti wala dafa fatalu. waaw fatalu fa du tout voilà parce que foofu 135 cas rek la ñu am téeméeri cas ak fanweer ak juróom te nga gis ne ci téeméer ak fanweer ak juróom yi lu tollu déjà si juróom-ñaar fukk ak juróom jot nañoo wér donc la fa nekk ay cas actifs mi ngi toll juste si juróom fukk ak juróom-ñaar donc bariwul du tout alors ndax décès yi sax ci ñett kese la toll mais nag comme dëkk yëpp rek le Covid bi laal d'une manière ou d'une autre même ñi am zéro parce que frontières yi yëpp ñoo tëju te tey jii loolu moom moo nasaxal un peu ak faagaagal réew yi parce que exportation parce que Éthiopie xam nañ ne aujourd'hui si dëkk yi nga xamante bi dafa nekk en voie d'industrialisation la bokk lu bëri dañ ko fay defarloo donc bu frontières yi tëjoo dem bi ak dikk bi yóbbu beeg indi bi dafay xaw a jafe autre chose xam nañ ne am na compagnie aérienne bu am solo sur le plan africain muy Ethiopian Airlines keroog gis nga bi ma naan aéronautique bokk na ci secteur yi nga xamante bi moom la Covid bi gën a laal Éthiopie ci la bokk ndax nag compagnie bi déclaré na une perte d'1,5 million de dollars yoo xamante bi tey ñàkk na ko ndax li nga xamante bi moom mooy Covid bi donc que nga am ay cas yu bari décès yu bari wala yu néew noo def feebar bi mu laal la ou sur le plan humain social ou alors sur le plan économique et loolu moo xaw a laal tuuti Éthiopie mais nag ñuy sant yàlla parce que ñoom canaliser nañ bu baax a baax évolution pandémie bi depuis mu fa duggee le 13 mars ba tey. jërëjëf Fatou waa naka la demee si àdduna bi ndax ñoom tamit ñu ngi jéem a canaliser tuuti. bon canaliser c'est trop dire parce que tamit cas yi dafa yokkuwaat tey te yokkuwaat na bu baax sax ndax bu ñuy xool par rapport ak démb tey moom li nga xamante bi laale na fi ak doomu jàngoro bi daanaka moom mooy seuil bu mag bi tuuti mu àgg si 100 000 yi parce que ñu ngi tey si 93 177 nouveaux cas par rapport ak démb lu toll si ñaar fukki junni ak benn ak juróom-ñetti téeméer yu tekk juróom-ñett yokku na si kon xam nga ne loolu bari na dépassé nañ bu baax moyenne bi ñuy am entre ay 60 000 jàpp 70 000 donc juróom-ñeent téeméeri fukki junni ak ñett yu teg téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo fi laale ak doomu jàngoro bi diggante démb ak tey ñi fi ñàkk seen bakkan mu toll si ñaari téeméeri junni ak ñeent fukk ak juróom benn yu teg téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñi nga xamante bi faj nañ leen ñu ngi nii yéeg nañu tey ba ci 1,147,000 yu teg juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent globalement ñi fiy dund tey ak doomu jàngoro bi ñu ngi si ñaari million ak téeméeri junni yu teg ñeent fukk ak juróom ak fanweer ak ñaar globalement nag depuis mu door ba tey ñu ngi si tey 3,485,948 ñu ngi jëm si 3,500,000 tey xanaa 4 millions nga may laaj fa la ñu jëm de voilà ñetti millions ak ñeenti téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak juróom yu teg juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett. en tout cas naka la fi taxawee par pays. par pays. dañuy dem tey gis nga lu ñuy def. deuxième position USA États-Unis dina la xaw a jaaxal. moo ma jaaxal na parce que lu tax nga dugal Europe door a teg États-Unis Chine dafa mel da nga dem par continent. voilà parce que booy wax États-Unis di ko tëkkale ak France ak Italie ak Espagne day am ñu naan mais nekkul loo xam ne mën nañ leen a méngale parce que États-Unis dafa doon 50 États. voilà bu ñuy xool seen population mu toll si 328,2 millions d'habitants ñoom ñoo fa nekk donc boo koy comparer par exemple ak France mënul nekk mais boo ko comparer ak Europe da ngay gis ne tey Europe moo ko jiitu si 1,456,070 moom mu nekk si 1,149,197 moo tax bu ñuy wax États-Unis wax
Europe dañuy naan tout le temps l'Europe est l'épicentre de la maladie parce que moom moo ëpp ay cas mais yëf yi dëkk ak dëkk lañ koy jëlee parce que quel que soit États-Unis nu mu toll ci état 50 états Europe 50 états ak lu teg tuuti bu ci nekk dafa am benn dëkk koo xam ne da ngay am sa stratégie daal di teg donc bu ñu méngalee par contre États-Unis ak Chine nga xam ne benn état la te ñoom population mi ngi ci ñaata 1,393 millions est-ce que kon di nga ne États-Unis ak France wala Europe kenn mënu leen méngale parce que kii benn réew la rëy peut-être comme li États-Unis rëy mbaa mu ëpp ko ba pare ëpp ko ñetti yoon wala ñeenti yoon population parce que fu ñuy waxee 328 fële nga ne 1 milliard et quelque donc est-ce que rawane ko lu bëri te fële benn réew la nga jóge ci Chine dem ci Inde te kon tey nga xool Chine malgré population lam lu mu rëyee te feebar bi moo fa njëkk a dugg ils sont parvenus à avoir que 83 959 cas maanaam juróom-ñetti fukki junni ak juróom-ñeenti téeméer yu teg juróom fukk ak juróom-ñeent là où États-Unis mi ngi ci 1,149,197 nga xool décès wam mu nekk ci 67 200 juróom benn fukki junni ak juróom-ñaar yu teg ñaari téeméer nga xool Chine ay décès wam toll ci ñeenti junni ak juróom benn fukki junni kenn mënu leen a tëkkale ci population moo ko ëpp ñetti yoon au moins wala ñeent bu ñu demee Inde ak Chine seen population solewul ñoom tam ñu ngi ci 1,353 millions d'habitants te benn réew la buñ koy tëkkale dañ koy tëkkale ak yeneen yi te tey cas yi fa am France sax moo leen ëppale cas xoolal ñoom ñu ngi ci ñeent fukki junni ak ñaar yu teg juróomi téeméer ak juróom xoolal décès yi boo koy comparé ba tey ak Chine ak États-Unis juróom benn fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent ak benn xam nga kenn mënu leen a tëkkale donc feebar bi d'accord ay état la te ba tey bu ñu ci continuer woon mun nañ ne ak Afrique te Afrique tey àggagul ci 20 000 yi bu ñu xoolee tout à l'heure je pense bien voilà ñu ngi ci 44 000 aujourd'hui ba tey bu ñuy comparer ak États-Unis 1,149,000 kenn mënu ko tëkkale te ay état am ñoo toll parce que Afrique tam ñu ngi ci 54 états donc mbir yi ku nekk gaaw a jóg la ak moyens yi nga teg en place ak ni nga jëlee feebar bi fulla bi nga ko jox ba war ko mun a canaliser dëkk bu ndaw beeg bu mag bi moo ci yem ku ci sàggan tuuti rek mu faagaagal la daal di éliminer sa population kon tey pour def comparaison yi nii moom moo tax ñu indi ñeenti dëkk yi bu dee ay dëkk lañ ko mun a wax bii continent la bii am réew la ñaar ñi aussi ay réew la d'accord lu am solo nga ñu indi tey vraiment merci beaucoup Fatou nu ñëw léegi ci situation Afrique tey naka la fi taxawee tey waaw Afrique tey ñu ngi ci 44 038 cas nouveau cas yi buñ koy xayma ñu ngi nii ci ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn ñoom ñoo fi laale ak doomu jàngoro bi diggante démb ak tey ñi nga xamante bi ñoom ñoo fi ñàkk seen bakkan toll nañ ci junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk bu ñuy xool diggante démb ak tey lu toll ci juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñett bërki démb ak tey parce que démb def nañu aussi Afrique CEDEAO la ñu defal ak yooyu mais kon diggante démb ak tey lañ fi ñàkk juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñett ci continent bi ñi nga xam ne tey ñoo fiy dund ak doomu jàngoro bi ñu ngi toll ci ñaar fukki junni ak juróom-ñaar yu teg juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñi fiy dund ak doomu jàngoro bi boobu ba tey wala ñi fi laale ak moom diggante ba mu fi duggee ak léegi ñu ngi toll ci 44 038 ñeent fukki junni ak ñeent yu teg fanweer ak juróom-ñett lii mooy situation Afrique tey. naka la taxawee par pays tey. par pays Afrique du Sud moom moo jiitu ak 6 783 cas juróom-benn junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ay décès wam toll na ci téeméer ak fanweer ak benn ñi fay dund ak doomu jàngoro bi ñu ngi toll ci 4100 maanaam. ñeenti junni ak téeméer yu teg ñett diggante démb ak tey bu ñuy xool ñi fi ñàkk seen bakkan toll nañ ci juróom-ñetti nit buñ koy xayma évolution bi ci benn rek la toll. d'accord naka la Égypte ak Maroc.
waaw Égypte ñoom ñu ngi si 6465 ñaari fan yi yëpp ñu ngi si deuxième position bi seen ay décès dem na ba si 429 quand même yéeg na diggante démb ak tey bu ñuy xool ñi fa ñàkk seen bakkan toll na si fukk ak ñeent 14 personnes évolution bi dem na ba ci 5 bu dee seen nombre de cas actifs autant pour moi ñi fay dund ak doomu jàngoro bi tey ñu ngi toll si 4474 quand même am na lu ñu faj tuuti nombre de cas yi Afrique du Sud moo jiitu mais si cas actifs yi Égypte moo leen ëppale. Ah, tu vois. Ça pousse à réfléchir quand même. waaw parce que ku nekk rek ak li ngay faj. li nga gën a faj rek. ce nombre de cas actifs gën a wàññeeku. Il faut pas perdre de vue quand même que depuis quelque temps Afrique du Sud ñu bëri daje nañ fa di ko dimbali chinois yi cubains yi ak yeneen nationalité parce que dañu gisoon ne si début feebar bi. ñoom quand même dañu amoon quelques jafe-jafe. waaw Égypte ba léegi suñu focus bi defaguñ ko. mais il faut ñu taxaw fa xool bu baax. mais comme li son excellence doon wax keroog par rapport ak population am xëj na feebar bi ñoom jaaxagu leen torop mais bon toutes les vies comptent hein. C'est ça à coup sûr. bu dee Maroc ñoom ñu ngi si 4903 ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer yu teg ñett seen ay décès ñu ngi si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñoo fay dund ak doomu jàngoro bi ñu ngi toll si ñetti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn bu ñuy xool diggante démb ak tey ñi fa ñàkk seen bakkan kenn rek la donc ñuy sant bu baax. Algérie ñu ngi si 4474 cas seen ay décès mi ngi si ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ak ñett ba tey ñoom ñoo fi ëppale ñu loru ci feebar bi fii ci continent bi ñi fay dund nag ak doomu jàngoro bi comparaison bi nga doon defaat léegi tam c'est toujours aussi pertinent parce que malgré que am nañ cas yu bees décès yu bari seen actif aussi mi ngi wàññeeku donc ñu ngi si 2075 nit yoo xam ne ñoom ñoo fay dund ak doomu jàngoro bi maanaam ñaari junni yu teg juróom-ñaar fukk ak juróom. ñu ñëw léegi si CEDEAO. waaw CEDEAO yokku na par rapport ak démb évolution bi mi ngi toll si 39 fanweer ak juróom-ñeent ñi fa laalee si doomu jàngoro bi diggante démb ak tey ñu ngi bërki démb ak tey quand même ah ñu ngi toll si junni yu teg fukk ak juróom benn si ñi nga xam ne ñoo fi ñàkk seen bakkan dans les 48 heures ñu ngi toll si fanweer ak juróom donc évolution bi toll na si 24 bu ñuy xool nag si dëkkaan yi mais li fi intéressant tey si CEDEAO moo di ne bon c'est toujours la même chose autant pour moi Guinée moom moo fi rejoindre le podium remplacer Côte d'Ivoire ba tey yéegagul kon même ordre bi la ñu am wante Nigéria nag nga gis ne dans les 48 heures am na ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn yu bees yu laale ak doomu jàngoro bi Ghana moom moo nekk deuxième position mi ngi si 95 nouveaux cas Guinée 49 nouveaux cas Gambie la ñu gis ne quand même foofu tamit feebar yi yokku na fa léegi àgg nañ ba si 17 cas diggante bërki démb ak tey yeneen juróomi cas yokku na si ñoom sinon carte CEDEAO bi ñu koy gërëmee suñu xarit Aliou Goudiaby tey pays par pays gis nga zone yi mu matérialiser ko fu mu gën a bëree fi ci topp ak fu nekk mu jox ñu nombre de cas bi bu ñu ko defee focus gros plan dinañ gis fu nekk li mu am. D'accord ñu ñëw si Sénégal ak Dakar. Sénégal bon de plus en plus dafay gën a yéeg yaa ngi ko doon waxtaanee ak monsieur le ministre ñu ngi gën a yokk test yi. tey li nga xamante bi la ñu am ay test positif toll na si juróom benn fukk ak juróom ñaar si loolu juróom benn fukk ak ñaari ay cas contact la mooy ñi ñu doon topp ak juróom yoo xamante bi ay cas communautaire lañ cas communautaire yi tey ñu ngi leen dëkkal Yoff Diamniadio Thiès ak Touba ñoom ñoo si gën a fës bu ñu xoolee nag feebar bi ni mu fi tasee si biir dëkk bi tey jii lu toll si juróom-ñetti téeméeri nit ñoo ngi ki dund ak doomu jàngoro bi faj nañ fi lu toll si ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñi nga xamante bi ñoom ñooy cas communautaire yi depuis mu door ak léegi toll nañ si 121 juróom-ñeenti nit nag ñoo fi ñàkk seen bakkan bi mu fi duggee ba tey tey mi ngi nii carte bi bu ñuy xool ba tey Dakar moom moo jiitu si cas yi 714 la am juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñeent Diourbel moo si topp ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn Thiès juróom-ñeent fukk ak juróom Tambacounda juróom-benn fukk ak ñeent Sédhiou juróom-benn fukk Louga fanweer ak benn Kolda fukk ak juróom-ñett Ziguinchor fukk ak juróom-ñaar Saint-Louis juróom-ñaar Kaolack juróom-benn Fatick
macha allah mi ngi ci benn ba tey. merci beaucoup Fatou ñu ñëw léegi ci conseil pratique yi tey da nga wax ci organisation des marchés. waaw parce que comme sànq préfet de Dakar dafa jël matuwaay yu bees jëmale ko ci marché yi te xam nañ ne moom mooy bërëb bi nga xam ne moom moo ëpp li nit ñi di daje par jour mu ne léegi dootuñu ko ubbi lu dul ñetti fan lundi mercredi ak àjjuma altine àllarba àjjuma pour jour yi nga xam ne dañuy ndugg affaire u lekk gi moom mooy priorité ñu jox ko ñetti fan yeneen façon activité yi yoo xamante bi dëppoowul ak lekk ñu jox leen ñaari fan muy talaata ak alxames mu leer ñu jël ñaari bés daal di ko tëj marché yi muy samedi ak dimanche pour ñu mun a raxas marché yi donc wax ji leer na sànq raxas ko ba mu set donc li si des ñun la ñu jël matuwaay yi comme li mu wax masque yi ñu farataal ko kuy dem na nga yóbbaale sa masque boo oññeekoo sa kër raxas say bagage comme ni ko OMS digle woon nga yóbbu sa pañe bu yaatu bañ a jël ay mbuus ak ay këyit ak lu nekk nga def si comme ça loolu yëpp day gën a wàññi rek contamination bi SNEIPS mayoon nañu aussi benn carte bu rafet xam naa dinañ ci naka la ñuy nuggee nga gis ndaw si sëgg takk maskam jox jaay ki koy jaay distance ñu dandante yooyu yëpp nag buñ ko motalee rek xëj na ba tey doomu jàngoro bi dinañ ci mun a mucc. d'accord ñu ñëw léegi ci coronavirus ñu naan chinois yi ñoom dafa mel ni léegi ñoom ñu ngi tal vacances. waaw comme Europe ñoom tam ñu ngi déconfiné. te ñoom foofu la feebar bi doore woon aussi ñoom ñoo njëkk a canaliser. ñoom tamit tey dañu jëm ci li nga xamante bi mooy féexalaat nit ñi comme feebar bi wàcc na fa bu baax a baax. d'accord ñu dem organisation mondiale de la santé Covid 19 bi tey dañu waxee mbirum vaccin amul. waaw vaccin amul parce que gis nga temps yi yëpp ku nekk yaa ngi génne sa garab ñii di génne naan ñu ngi def seen recherche vaccin mais organisation mondiale de la santé nga xam ne moom mooy topp ak saytu wér-gi-yaram bi àdduna bi nee na tey jii amul benn vaccin wala garab goo xamante bi dañ ko jagleel spécifiquement feebar bi di Covid 19 mu leer mu ne tey jii am na ay nit yoo xamante bi dañuy feebar yu metti feebar bi jàpp leen bu baax ñu hospitaliser leen di leen faj de façon symptomatique mais loolu buñ ko jaawale ak ne feebar bi am na garab loolu dañ koy kii léegi nag ñu ne wante bu dee nit dafa feebar Covid bi jàpp ko lu si ëpp buñ la fajee rek da ngay wér donc jarul laaxatu boo yëgee symptômes yi rek nga woote ñu jël si la tranquillement ñu faj la peut-être ci ni mu gën a gaawee nga bañ a wàll kenn ñëpp nekkaat seen jàmm loolu la OMS digle. jërëjëf Fatou Sakho si leeral yi nga xam ne indi nga nu ko tey ñu ngi la gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm tamit Oumou Kalsoum Sall si liggéey bu mu fi def di gërëm équipe bi nga xam ne moo ñu gunge saa su ne ngir nu mën leen tegal émission bi di Covid 19 mbas mi tey nag dañuy gërëm képp kuy journaliste képp ki liggéey si média tey dañ leen di gërëm ndax tey seen bés la tey la journée internationale de la liberté de la presse di leen gërëm di leen sant bi si liggéey bi ngeen di def si mbirum Covid 19 mbas mi pandémie bi lépp li ngeen di si def vraiment liggéey bu am solo la ministre bi wax na ko sànq Latif Coulibaly kontaan na vraiment mu ngi gërëm di félicité képp kuy média fii si Sénégal si liggéey bi nga xam ne def na ko si mbirum Covid 19 mbas mi di leen fàttali nag juste après émission bi léegi di ngeen am entretien ba xam ne RTS defal na leen ko ak professeur Moussa Seydi en wolof bien sûr topp si 23h journal bi bu loolu weese nag après nu tegal leen seen émission dimanche soir ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal guddi jàmm